aywa miroir régional daf ñu yóbbu ca Sénégal oriental ñu waxtaanee loo xamante ne si askan wi soxla nañ ko mooy lu jëm ci wàllum njëbbatum garab foofee nag ñoom dañoo gis ne daal Missirah digganteem ak Tamba mi ngi toll daanaka ci fanweeri kilomètre mu nekk ci yoonu Kédougou bi mais la ñu fa nemmeeku daal mooy àll la boo xam ne warees na koo dundal ñu koy suuxat ak jëmbati garab lañ ca bëgg rek nee ñu gën caa góorgóorlu ba mbayum dër mi nga xam ne soxna yi ñu ngi fay yëngatu ñu mën cee génn bu baax ca diwaan ba ka ñu fa toogal di Moussa Omar Gueye. fii ci diwaanu Tambacounda at bu yàlla sàkk lu bari ci ndoxu taw daf fiy wadd ndoxu taw boobu nag buy wadd di rogaatu dafay yóbbaale suuf soosu nag bu yàggee di taaj ci benn béréb boo xam ne dafa fekkoon déeg dafay dem ba béréb boobu dootul am ndox lu ni mel nag moo dal Faro bi nekk ci Missirah ba tax association bi ñu naan ba soobee ñoxoon Dema daal di amal benn bés boo xam ne dañuy def ay reboisement waaye nag liñ ci jublu mooy ëllëg si biir nan la ñuy def ba wàññi suuf si ndox daal di fay taaju soxna yi mën ci am ay yëngu-yëngu ci wàllu mbayum ndër mi lu ñu naan maraîchage ak yeneen i xeetu yëngu-yëngu yoo xam ni danañu am ay koppar yoo xam ni danañ koy mën jëfandikoo ci Missirah. donc objectif principal bi mooy def lépp garab ndox bi taxaw par comme ça si hivernage bi hors saison bi mun nañ di def ay yeneen agro business par rapport si agriculture bi voilà maraîchage boobu volet bu important la quoi donc loolu moo tax si jigéen ñi wàllu jigéen ñi pour jàppale jigéen ñi jàppale jeunesse bi parce que environnement garab bi dafa baax trop soo sampee garab donc yow dañ koy bénéficier sa doom yi tamit dañ koy bénéficier ñëpp dañ koy bénéficier ou bien 365 sur 365 ñoom dañuy toppatoo garab bi parce que ñoom que ça soit nawet bi wala après nawet bi ñoom ñu ngi fii tout le temps di ko arroser quoi. ndox bi dañoo am robinet ñoom tamit foofu tamit dañuy fay facture association bi mooy fay facture bi. tey nekk na association boo xam ni ñi ci bëri dañoo nekk ci bitim réew ci réewum tugal ba tax nag ñoom ñu ni fi mu ne bu ñu sañoon daal nguur gi gestu leen seen i ONG yeeg projet yeeg partenaire ñëpp gestu leen ndaxte lépp lu jëm ci wàllu vallée morte li ñu naan Faro bi nekk ci Missirah ñu daal di koy dekkaliwaat revitalisation de la vallée morte de Missirah. Qui a fait des études sur le Faro, donc ça demande beaucoup d'argent, mais nous on compte sur l'État et puis les ONG et puis les bailleurs en France. Il y a encore des arbres ici qui ont plus de 200 ans, ils sont là, donc on est en train de les développer pour que le Faro se revitalise. waaw parce que am nañu jafe-jafe trop par rapport si wàllu financement bi. parce que association bi dafa am doole dafa mu ngi employé ay nit. donc yooyu ñu ngi ñaan état mu def lépp mu yombali ñu financement bi surtout projet boobu déjà mun moo wax échec na mais c'est vrai que part boobu ba léegi amuñu ko donc état soo fekkee mun nañu jàppale ñu mun a implanter suñu projet. waa service régional des eaux et forêts bu Tambacounda rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy brigade eaux et forêts bi nekk ci Missirah ñoom nag daal di indi seen ay pexe ngir gën a mën a jàppale waa Basobe ñoxoon Dema indil leen ay plan lu toll ci 2 téeméer yoo xam ne jëmbat nañ ko waaye itam ba tey ñu ni danañ ko amal suivi bu am solo. vallée bu mag la woon amoon ndox amoon lépp mais lépp disparaître essence locale bi ak garab yi fi nekkoon yëpp disparaître léegi nag ñoom ñu taxaw tey pour indiwaat garab yooyu moo motivé cette grande journée de reboisement ici au niveau de la vallée tey nag rognier lañ choisir rognier dafa nekkoon garab boo xam ne fi bëri woon na fi trop léegi nag mu disparaître ñu ne donc dañ ko fi indiwaat ci lañ góorgóorlu te reboiser nañ fi lu bëree te yaakaar dañ ko topp incha allah. suivi aussi on a beaucoup insisté là-dessus ils vont mettre beaucoup de moyens pour le suivi incha allah donc ñun ñu ngi fi eaux et forêts dinañ leen topp jàppale leen ba suivi mën a am. ci jamono ji nag mu des ñi nga xam ni ñoom ñooy askan wi yeewoo ci Missirah ak ñi nga xam ni ñooy service technique yi fi nekk ak partenaires yi ku ci nekk ak waa mairie bi ku ci nekk daal nga xool pexe yi nga xam ne war nañ ko mën a def ba liñ ci mbëbët mu daal. aywa ñu jaajëfal bu baax Moussa Omar Gueye mu ñu toogal foofu ca diwaanu Tambacounda mu doon wax nag lu am solo ci ab association bu nekk foofu nga xam ne nag lu jëm ci wàllum njëmbatum garab ci lay yëngatu Modou Fall garab nag ku ne xam na ni baax na ci suñu nekkin baax na ci alam gi mu bëri ay ngëneel. Et puis quand même les populations ont compris que il faut ñu yëngatu ci ngir mën a taxaw ci maraîchage bi ngir itam mën a taxaw ci yeneen activité génératrice de revenus. bu weesoo loolu garabay indi taw garabay indi ker garabay indi naataange te garab source de vie la dund la
di ko jëmbat saa su ne day bokk ci li nga xam te ni dafay kon taaral waaye itam may ñu mën a dund gu féex ndax njëriñu garab foo ko natt wees na ko bu dee loolu itam wàllu mbayum dër bi ngay wax ñëpp xam ne ñi suuf loo ko jox boo sa bopp ci borom bi dala koy delloo te amuñu dara lu dul mbay ci dëkk yooyee nga xam te ni sax mooy fii Moussa Omar Gueye defee bi le reportage xam nañ ni kon mbay moomu dafay jàppale njaboot gu bëri te source de revenu la ni nga ko waxee sànq ci tubaab fàtti ndaxte famille yu bëri wala nit ñu bëri ñu ngi ci sukkandiku di ci dund def ko nga xam te ni mooy di seen quotidien dégg nga nag ci biir reportage bi ñu ngi sàkku ci autorités yi ni nañ leen jàppale bu baax a baax bu ko defee ñoom li nga xam te ni moom la ñuy def muy mbayum dër bi foofee ñu mën koo daal gën a lawal mu mën a def li nga xam te ni moo di dundal njaboot gu bëri ba pare ñoom ñu gis ci seen bopp ba pare seen dund gën ci aju Mokhtar la ñu bëri bu ñu déggee mbayum dër nag dañuy jàpp mbayum dër ñuy jàpp ne rek zone des Niayes la alors que am na yeneen bërëb yu mu nekk muy booru Missira foofu itam lu jëm ci wàllu maraîchage ñu ngi ci yëngatu et c'est très 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 important. c'est très important Fati waaye gis nga ci mbiru reboisement. dañuy fàttali man maa ngi jot benn document fan yële. en 1950. Cheikh Amadou Gaynde Fatma. ak El Hadj Ibrahima Niass. dañoo jëloon décision ñëw gis gouverneur ni ko. ci chaque village. ñu jéem a seet nombre de pousses bu ñu fa mën a planter pour maanaam. suuxat garab. 1950 xam nga ñooñu bu ñu leen toppoon ba léegi nii. sunu alam bi. dina gën a naan. c'est ça. mais da ngay gis ni ñoom 1950 la ñoo amoon. vision boobu te ba léegi nii ñi ngi wax ay mbiru reboisement nga xam ni. am na yenn sunu kilifa yi yenn gis-gis yu nu amoon. bu leen ci toppoon. xëy na heure bi du ñu yegg si fii sax du ñu wax sax ay affaire reboisement. mais malheureusement Sénégal moo ni demee. waaye gis nga reboisement bi bu ñu ci bàyyiwul xel avertissement yi ñu jot ci jéeg. mooy groupe boobu la defoon. réchauffement climatique bi sur le réchauffement climatique. bu ñu ci bàyyiwul xel. dinañ dem ba suñu dundin du neex. parce que commencé na déjà. boo seetee. léegi inondation yi day gën di tar. dëkk yi dul woon sax ki yenn inondé yi dañuy inondé. Belgique par exemple inondation yi fa def ay jéeya. gars yi wax nañ ni am na ñoo xam ni wax nañ ni ay population yi fa dëkk nee nañu depuis ñoom ñu ngi fa dëkk ay 40 ans mosu ñoo gis inondation bu ni mel. donc. tàq-tàq yi gis nga Algérie. amoon na ay daay fa ba rey fa ay lu mat. voilà juróom-ñaari fukki nit. te loolu maanaam day wane rek que ni. alam bi dañ ko war a gën a sàmm dañ ko war a toppatoo te initiative yu mel nii. ci loolu lay participer. initiative bi am solo la waa Modou. doomu aadama dafa war a dund en parfait équilibre avec la nature. loolu la ñuy wax. xëy na nag kon tey jii. ni Mor wax bu ñu toppoon vision wu nit ñu baax ñooñee kon tey jii ci wàllu garab xëy na duñ ko sooxe. duñ ko manquele mais lépp rek ngir wane ni doomu aadama ak environnement te environnement nag moom mooy li nga xamante ni mooy seer na suñu dund. donc buñ ko réussir rek mën a am dund goo xamante ni daal dinañu musal ci yéen. mais pour ñu réussir ko également il faut que autorités yi gën ci jàpp. on se rappelle le grand projet la grande muraille verte. Mokhtar et puis ñu bëri amoon ci yaakaar mais bon faaw kilifa yi kon également ci sa gis-gis jàpp nga ne il faut ñu gën ci taxaw pour lu ni mel quand même en tout parce que parfois yenn reboisement yi. ay encadrement yi formation ay moyens la laaj. ay moyens la laaj je pense volonté politique la. lépp lu ñuy dugg ñu am ci volonté politique fii dañu mën a utiliser lu bari te dafa des. xam nga amoon na benn màggal Serigne Mountakha. doon na santaane pour ñuy jëmbat. ay garab pour muy am mais amoon na ay jéego yu mag yu ci jot a am. je pense bu ñu utiliser kilifa diine yi utiliser ASC yi amoon na benn moment également dañ doon sant ci ASC yi kër bu nekk mu jëmbat garab. loolu aussi mën nañ koy encourager état bi dugal ci loxoom dugal ci moyen ñu jéem a seet occuper également ndaw yi am na ndaw yoo xam ne dañuy oisif vacances yi. loolu ce serait un bon moyen. ñu dugal leen ci ay activités yoo xam ni sax. dinañ ci am as tuut loo xam ni. bu école ubbee ñenn ñi dañuy parfois di dem di
dem ci kër yi di liggéey. mais ñu mën ci jënd seen i kay ak yooyu. donc yooyu yëpp je pense ça participe à ça. te état bi mën na ci jàpp je pense. ça nécessite qu'une volonté politique. c'est ça ñu ko leen di jaajëfal bu baax volonté politique boobu Mokhtar daaneele moo du su fekkee am nga loo ci mën a yokk. parce que quand même gars yi il faut ñu gën ci taxaw. xanaa surtout rek orienté ni bu ñuy jëmbat garab bi ba na doon comme ko xam naa ni jegeen bi dana ma xaw a xosi na doon garab goo xamante ni li muy meññ lu mën a waaw lu ñuy mën a lekk la ay ñoom papaye ñoom waaw ba tey papaye ak limon orange waaw xam nga loolu am solo korosal mu bëri na dëkk moom ak sàppooti ak sàppooti dara ak kees boo fa demee rek xam ne dëkku sàppooti nga fa fekk macha allah mu yaay fruit yu neex je pense que yooyu voilà ak mango kees bëri na garab quand même ak mango yooyu garab yooyu donc buñ ko jëmbatee moo xam et puis mu accessible je pense que dina amaat beneen dundu wax te dina ko mën a def ci ñun surtout gone yi nga xam te ni ndax ñoo ngi fàttaliku dañ daan tëbi tool di witt ay mango am rek nañ ñu jéggal ak yooyu yóbbu xale c'est ça et puis li nga wax Modou Fall c'est important parce que tey par exemple Mokhtar da ngay dem ci grande surface wala kenn kuy jaay fruit mais fruit yooyu mu lay jaay lu ci mel ni korosol dafa cher sapoti par période la mais bu fekkee papaye dafa cher donc soo ko tàmbalee di ko jëmbat amaana dina accessible ci yow et puis qu'est-ce qu'on dit il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour donc li ngay jëfandikoo quand même mu nekk ci sa environnement c'est très important. mais dafa am solo mais Fati malheureusement espace moo amatul. c'est ça man je me rappelle ñun amoon nañu sax banana sunu kër. seen kër amoon na banana amoon na papaye amoon na limon. amoon na mais dafa jékki-jékki kër gi di màgg. et puis ça amoon na gerte tubaab. gerte tubaab finalement amatul. donc yooyu yëpp da nga koy regretter en fait. mais je pense jamono moo di doxee. mais ba léegi nag am na kër yoo xam ni dañ koy sauvegarder. dañuy am benn espace boo xam ni ginnaaw kër lay doon nga xam ni. dañ fay mën a bay. verger bu ndaw waaw si ay verger ay citron yooyu parce que citron également dafa am solo. dafa am solo c'est ça voilà donc mën na dimbali yu bëri ci ay feebar yu bëri mën na la dimbali également ci ay tooy. nit ñi bu ñu tooyoon par exemple. da ngay ñëw ñu defaral leen ay jus citron. même palu bi. da ngay ñëw ñu defaral la jus citron nga xam ni du am. benn bekk suukar nga ciy def. nga naan ko daal di dem sa yoon léeg-léeg sax doo ci def suukar. dañ ci daan diwu sax citron bi léeg-léeg. seddaay bi te déparasitose la. c'est ça li ñuy jël ci médicaments yi di ko naan par semaine mais boo jëlee citron. et puis temps yi citron bi dafa dox de ci Covid. mais léegi nu mu amee citron bi ak jinjeer bi am na benn cocktail bu gars yi di def moo gingembre bi ak citron bi donc yooyu yëpp ñu koy bàyyi ci réew mi donc mbay mi am na solo. et puis ni ma amee njëriñ ci biir yaram bi noonu la amee njëriñ tamit ci der bi ndax citron maa ngi fàttaliku maire yi dañ ko daan dagg surtout jamonoy sedd didim dañuy xëcc sa tànk diw la ko ci déjà diw yi am citron parfois xam nga ñun ñi dem nga dem jënd diw bu cher boo xam ne da nga ciy gis rek à base de citron nga ni que lii war na baax donc voilà traitement beeg formation bi c'est important ñuy jaajëfal bu baax a baax Mokhtar Mamadou Fall ci parenthèse bi ibbi info du matin day wéy léegi je pense que mun nañu waxtaanee Afrobasket ñuy dugg léegi ñëwaat léegi.